Des examens virologiques ci-après. Sur 1549 tests réalisés, 96 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 6,19%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 80 contacts suivis par nos services, 16 cas issus de la transmission communautaire répartis entre Dakar Plateau 3, Touba 3, Liberté 1, Mbao 1, Rufisque 1, Keur Massar 1, Parcelles Assainies 1, Yeumbeul 1, Ouest Foire 1, Sacré-Cœur 3 1, Yoff 1 et Amitié 2 1. 109 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 17 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. L'état de santé des autres patients hospitalisés est stable. À ce jour, 3 932 cas ont été déclarés positifs, dont 2063 guéris, 45 décédés et donc 1823 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations à se mobiliser davantage au sein des communautés pour un respect strict des mesures de prévention individuelle et collective. asalaamaaleykum askan wi ñu ngi ñëw di leen jox fi nga xamante ne suñu dëkk fi la toll ci mbas mi ñuy wax Covid-19. ci bésu tey bii di àllarba di ñetti fan ci weeru juin 2020 jot nañu résultat yi ci junni ak juróomi téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñeent test yi nga xamante ne def nañ ko juróom-ñeent fukk ak benn dellu si nañu ànd ak doomu jàngoro yi yooyu nag ñu ngi toll ci juróom-ñetti fukk yi nga xamante ne moom la ñuy wax contact yi nga xamante ne suñu service yi moom la ñuy topp te di ko saytu fukk ak juróom-benn nag moom la ñuy wax cas communautaire ñu ngi leen di gis ci diwaan yi Dakar Plateau am na ñett Touba am na ñett Liberté 1 am na benn Mbao am na benn Tëngéej Rufisque am na benn Kër Massar am na benn Parcelles Assainies am na benn Yeumbeul am na benn Ouest Foire am na benn Sacré-Cœur 3 am na benn Yoff am na benn Amitié 2 am na benn. ci téeméer ak juróom-ñeent nit ñi nga xamante ne dañoo feebaroon biñ leen saytoo amatuñu doomu jàngoro ji wër nañu. fukk ak juróom-ñaari cas grave nag am nañ ko fi mu nekk nii ñu ngi tëdd ci suñu bërëbu sauvetage yi moom la ñuy wax service de réanimation yi nga xam ne ñoo nekk ci l'hôpital yi. ñeneen ñi nga xamante ne ñu ngi tëdd tamit ci lalu hôpital yi ñu ngi ànd ak tan. tey jii nii bi mbas mi ñëwee Sénégal ba léegi ñu koy fàttali toujours mooy ñaari fan ci weeru mars 2020 ñu ngi toll ci ñetti junni ak juróom-ñeenti téeméer ak fanweer ak ñaar ci ñi nga xamante ne ñoo ànd ak doomu jàngoro yi. yooyu nag ñu ngi toll tey amit ci ñaari junni ak juróom-benn fukk ak ñett ñi nga xamante ne wër nañu kenn gisatul ci ñoom doomu jàngoro ji. ñeent fukk ak juróom làkk nañu mooy génn nañu àddina. ñi nga xamante ne tey nag ñoo tëdd ci lalu hôpital yi ñu leen di faj ñu ngi toll ci junni ak juróom-ñett fukk ak ñaar fukk ak ñett. ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi dolliwaat di ñaax askan wi di wax fii nga xamante ne mbas mi toll na ci di law bu méttee métti ci dëkk bi ñu ngi ñaan ñoom ñëpp ñu topp tegtal yi nga xamante ne bu ñu ko defee ki nekk fi nga dëkk ak ci lépp looy jumtoo di mbas mi ñuy wax Covid-19 dina génn ci dëkk bi ñuy wax Sénégal ñu ngi leen di gërëm leen